ku mel ni monsieur Pataya ak koo xam ne moo fi teewal waa USDA en plus li tax ñu invité ak Serigne Son yi mi nga xamante ni dama bëgg ngeen tàccul ma ko jóge ba Touba li tax ñu invité Pataya coow li dafa bëri ay millions dugg fi pour askan wi fond déroulement man ñu bëgg maa corrompre ma bañ ñu woo ma génne 5000 dirham ni ma yàgg mais sëy na bu jël leen da ngeen noppi ma bañ ñu woo ñu dem ñu woo ma woo ma wax turam nekk 186000 dirham ñu ni am nañ ay bor fay nañ ko ci def na 95000 dirham ñun ñi nga xamante ni Casa yëpp ñun ñoo woon jox ñu seen carte d'identité ñu ñu duggeen dara ñoom ñooy garab bi ñun ay xob na waaye dem billahi woo nañ ma ñun ñooy garab bi ñoom ñoo wax ñun ñooy garab bi léegi ñoom ñooy xob bi nañu waxtaan. dañ ne amuñu loxo bu gudd sa loxo dafa gàtt dinañ ñëw yàq ko waaye tàccu leen ma madame Seynabou ñu invité ñu ca royaume ni ñu ñii sécurité roi bi danañ ñëw tax ñoo ngi nii golo nag bu bëgg bu rempee day bàyyi baaxu maamam dem gas pax nan ñëw en plus. et dama ne duma ku ma dañ koo invité je répète encore une fois pour mu leeral suñu moyen bopp la ak moyen yi seen merci merci beaucoup am question bu te it am na financement yu merci na bu di def. vive merci na déjà man si ñaari point rek laay ñëw parce que politiquement yaakaar naa ne yéen a ngi wax lu ñu war a wax donc man je viens pour maanaam xam suñu yaay boy bi lan moo ko tax a jóg ak li muy liggéey parce que du politique kese donc moom maanaam li ko tax a jóg mooy déjà maanaam jéem a fexe nu gars yi waxtaanee jéem a xool pour immigration bi nu muy wàññeekoo gars yi ñu financé leen ñu. dimbali leen ba li nga xam ne dañ koy dem wuti feneen ñu mën ko am fi mooy jéem a wut ay solution si Maroc bi pour ñu amul liggéey wala affaire yooyu ñu mën a am liggéey parce que loolu instant yi mi ngi koy lëkkaloo ak soxna si après j'ai parlé en français d'accord ak soxna Fatou mooy jéem a wut ay solution si Maroc bi pour ñu amul liggéey wala affaire yooyu ñu mën a am liggéey parce que loolu instant yi mi ngi koy lëkkaloo ak soxna si après j'ai parlé en français d'accord ak soxna Fatou xam nañ ne ñëw bi fii day xaw métti yenn saa yi poche bi day vide pour ku ñëw boo signalé woo ñu jéem la jox fond wala affaire yu mel waa dus la bi beneen bi mooy jéem a créer benn stabilité pour gars yi parce que déjà am na ay loi yu génn que ne ku def 3 mois sooy génn soo amee laissez-passer dootoo fi dugg donc yooyu yëpp soxna si li nga xam ne dafa bokk si palais royal bi dina xool nu mu koy jéem a lijjantee donc beneen bi itam mooy dinañ fexe créer benn ay logement yoo xam ne maanaam foyer maison foyer lañ koy tuddee comme ñoo xam ne dañu ñëw amuñu fu ñuy dal wala affaire ba nga nekk si mbedd bi xam nga deru sénégalais yi yàqu wala yooyu tam siw jéem a wut solution
toujours ak madame comment dirais madame Fatia. Danaa ba ma sant yàlla julli ci Seydina Mouhamed sang-sang yi maa ngi daal monsieur le ministre Serigne Maka Ndiaye bi nga xam ne ndawal buur la te jóge Sénégal di jàppale son excellence monsieur Macky Sall di gërëm Fatiha bi nga xam ne moo indi tey sécurité bi tey monsieur le ministre maa ngi lay gërëm di la sant di la wax ne li waral tey lii tey son excellence la monsieur Macky Sall pour mu faluwaat premier tour dès le deuxième mandat dès les premiers tours loolu tax may xeex lii tey di wax ne lii ma def nii tey jeunes yi génne sama propre moyen ne naa jàppale xale yi le 5 laa ko jàppoon muy ñëw ma ne leen léegi de comme nee nañ am na ndimbal bu président Macky Sall indi muy les fonds politiques naa xaar comme lii bëriwul loolu bu ñëwee ba mun a dimbale nit ñi mun cee liggéey dimbale clandestin yi l'immigration clandestine parce que fédération bi ma yor fédération internationale de la diaspora africaine au Maroc ñu naan ko groupe FIDAM. sama kër lay añi maa yow ba ma tey incha allah waaw ak ñi les amazones de Macky Sall monsieur le ministre yow damaa bëgg soo man dama leen di wax tey Macky Sall tey bu ñu neexee tey mu recevoir ñu lu tax Macky Sall li nga traité la sama fond politique laay laaj ndax nii sécurité bii sécurité bii mooy jëm tëdd attends ñaan bu ma ne waa man ndew bokk ci waa ñoom waa Aliou Ndiaye moom muy seet comme man waa tey ñëw woon dem jox ko rek nga war a jox xaaral rek dëgg moo neexul te nag fii en direct la ngay dem ci président jox ko benn fond politique mu woo ma ne Sey Sall bu naa ma ne ko dinaa génn parce que góor gi ma àndal te jël be ñaata karawan laa fi def te sa tumee seen bu yàgg ñu def sama dërëm pour lépp jeunes yi immigration clandestine laa bëgg mu wàññeeku lu tax waaye ñii ñoo yee jox waa ki liggéey c'est de l'injustice damay demander samay droit président Macky Sall fekk ñu fii li ma dépensé 10 000 dirhams la monsieur le ministre ñu ngi lay ñaan maa ngi lay nuyu bu baax a baax xol day fal di nuyu sëñ Soyibu di nuyu soxna benn sëñ Fallou di wax ne sëñ Fallou lañ tuddee bés bii lu tax ñu tuddee ko waa APR dañ ma xeex dañoo njëkk a xëy yebal ma ñaari commerçant ñu ni ma nax ne ma messi na bu dafa am benn Sénégalais pour wax leen ne Sénégalais ñoo jaay borom Sénégalais na ko président yi tey ndax mu Sénégalais lañ jox mu woo ma téléphone am na ay seede kii ngi ñuy toog dañoo bëgg da nga seetal leen boo xam naa ne may seeni bu envoyante ñu ne xaaral ñu naxee ko foofu toujours ma APR man du ma fi APR bi fi nekkoon su fekkee ne man naa pare ne sama propre moyen ma dajale carte yi ñu ne fond politique ñoom ñu woo ma réunion ma dem bi ma demee ma ànd ak Sey Saliou ak Pa Omar ak Ousmane Ndiol fële ne Ousda ma indi leen ñu ñëw ñu ne waaw mais ñoom ñëpp ñu wax ma jóg wax ñu ne ma carte d'identité yi ma ne ko carte d'identité yi mu ne ma ne ko dañ ma njëkk a boole ak conseil général te lu ma mënti def ba son excellence gagné premier tour dinaa ko def parce que mosu gagné Casa muy neex ñuy ànd te xam ne lépp lu ma wax président jot dina faj gis nga financement yi njëkk ya man mii maa ko lijjanti woon sama bos joxuñ ma ko parce que bu mu génnee dafa fekk man ma ñibbi moo tax mu gagné Casa ndax monsieur le ministre bu gisee nii dina xam ne messi na bu liggéey la léegi nag ma ne leen lu ma am ci fonds politique yi ma boole ak sama compte ma jox leen ñu liggéey ci ci wëlbati maison foyer bi ñu def ko ci yaa ngi dégg ku jógee si fële amagoo foo daal doo fanaan ci benn bi daal fay fanaan ñoom dina am dañ leen expliqué 1 dirham boobu dañoo dem ma jël parole ma ne leen wax yéen man mi pare ne ngeen ne fonds politique dugg na ñu ne 11 millions waa messi bu pare ne joxu leen ko dara fay dossier doog yëpp wan ko wan ko lépp wan ko soo nee xaalis duñ ko jiital boobu daa fekk ne xoolee
xoolal ñii xaalis moo tax ñu ñëw fii tey xaaral ba dee damay wax dëgg monsieur le ministre yóbbu ko ñi nga xam ne toujours ñoo ngi def fanaan ci mbedd bi ci garage policière bi waa Azirasta ñoom ñu nekk foofu ñu jàppale leen ñu jóge foofu parce que ëllëg dana fa jóg am na lu ñu leen di tabaxa raxma te li ngeen fa jóg loolu laa leen di bañal foofu dafa sori suñu sañoon monsieur le ministre nga ñu lay yóbbante ci son excellence mu jàppale jeunes yi jàppale jigéen ñi jàppale mag ñi jàppale ndaw ñi lii boo gisee ma def ko man sama propre moyen la campagne ku xool candidat yi ak parrainage bi nga xam ne du tey jii laa ko liggéey 2011 la woon 2011 man dugg Maroc demal Sénégal def fa 2 mois dellusiwaat 2011 du dee ma liggéeyal son excellence monsieur Macky Sall ba mu am lii tey bu fekkee ne tey man maa parrainé te mu ne ku parrainé wu bu mu jot fond politique bu mu campagne man ma jël sama xaalis parrainé ci ba parrainé vice consul kon xam nga ne yàgg naa liggéey. donc bu ñu def loolu la jox kàddu gi à monsieur Pategna mu daal di indi ay bu $20,000 ne ma signé décharge yëkkati ci te $20,000 yi ñaari ticket yi ñoo ko séddoo bu ci nekk def $10,000 muy $20,000 ma yegg si ma ne non $20,000 $20,000 bi ma yegsee ma ne parti APR benn man maa doon xeex pour parrainer sama bopp maa defal lépp sama bopp boobu nekk ci lépp defe naa xaw ma sax Casablanca am nu mu tëddee yëf yi dem ba nga xamante ne am na lépp loo xam ne kenn mënu ko wax ci mbooloo mais nit ñi li ci am solo mooy la nga àndal seen dignité defe naa ne oto bi ma war bi may ñëw ëpp na $20,000 yàlla dogal na njub rek a wóor ma denc ticket yi nii woo waa APR ñu toog ma woo mouvement de soutien yëpp ñu toog moom bi man maa ko woo ne ko ñëwal mu ñëw ba xëcc chaise ci kanam ne ko toogal mu toog su dul dëgg ne ma du dëgg looloo am maa fa woon ma ne leen dem naa gis le son excellence monsieur le président am na lu jot a dugg li jot a dugg nag mu ngi nii $20,000 laa jot waxuma ne génne leen ma sama lekk génne loo leen ma sama añ waxuma génne leen ma dara xaalis baa ngi nii woo leen mouvement de soutien yëpp ñu toog ngeen def lu ñu tuddee clé de répartition léegi ma ñëw fi defe naa ne maa ngi leen c'est l'occasion sax ma wax ko ma jëggalu ko parce que añam sax dama ko xañ dama ko woo téléphone ne ko su ngeen fi mënee jaar ngeen jaar fi sama waa parti ñu ngi fi moo ñu woo ma téléphone ma ne leen ñëw leen parce que li ñuy def nëbbatuwuñu c'est $20,000 que j'ai reçu. J'ai demandé à ce que tous les mouvements de soutien proportionnellement qu'on puisse les appuyer, y compris mon parti qui est représenté dans les 8 régions. Exceptionnellement, Casablanca, nous avons 11 bureaux de vote. Au moment où dans les autres villes, la moyenne tourne entre 2 bureaux et 20 bureaux de vote. Léegi, il s'est posé un problème. Moi, nee na xañ nañ ko ay casquette ak tissu. Defe naa le jour J man lu may wax rek dafay leer maa nga fa woon téye naa ko ci loxo ànd ak moom ba ci nit ki ne ko jox